defe naa ni yëg-yëg bi moom du ñun kese ñoo ko yëg def naa ni yéen ñi fi taxaw bokk si nga xam ne moo di këru taskatu xibaar def naa ni am na loolu yëg ñu yëgandoo ko moo tax ngeen ñëw fii donc yoogu jàpp nañu ni wasaare na si bépp këru taskatu xibaar lañ ciy xaar man en tant que journaliste man en tant que citoyen bokk si lépp li nga xam ne moo di kuréelu journaliste boo xam ne taxaw nañ ko fii si Sénégal ma ànd si ak président Sambou Biagui ñu tuddee ko association de la presse pour l'entraide di dimbalante di jàppalante di jëflante lépp li nga xam ne mooy technicien waxuma la journaliste même ba si technicien donc ak yeneen kuréel yoo xam ne bokk naa si te mu ëmb taskatu xibaar damay taxaw yëkkati sama kàddu ne nag jot na presse bi tam gën a manifester man si sama wàllu bopp man je parle à mon nom personnel laa wax ma ni dañ ma kaa yebal waaye presse bi gën a manifester soutien li nga xam ne moo dal groupe des médias parce que ku ne bokk ma charak def naa dafa fekk ni mbir dalugu la tolloon nañ fi ay jamono groupe Sud Communication nekk si nguur Ablaye Wade ñu def interview boo xam ne Salif Sadio lañ ko jagleel gis ngeen lu ci xew dañoo ñëw nuitamment garé auto police jàpp journaliste jàpp technicien jàpp sax technicienne de surface donc loolu journaliste Sénégal yëpp taxawoon def li nga xam ne moo di jàppale solidarité active boo xam ne jàppale nañ ko groupe Sud Communication te gis nañu résultat yi bu ñu fi dóoree ay journalistes dañ fi teg benn kuréel goo xam ne dafa ëmboon lépp li nga xam ne moo di journaliste ñu ñëw taxaw ak ñoom mooy kaawu ñoom ñu ngi koy waxatee ça va me revenir les noms ñu fi dóoroon si ay éléments bip defe naa ni dañoo leen taxaw journaliste yàgg na manifester ndax am na benn kër goo xam ne dal nañu ci kawam muy marche muy sit-in donc loolu yëpp ñu ñaawlu ko damay fàttali ñoom Kambel Dieng bu ñu leen dóoree ak yooyu donc damay jàpp ne rek lii bu dalee tamit benn groupe de presse damay jàpp ni effectivement presse bi ñu ngi may woo man ñu ci bari samay mbokk journaliste góor ak jigéen ñu ngi may woowee fu ne bankaasoo si këru yëglekaayu Sénégal gi yëpp nag daanaka mais damay jàpp ni rek ña fa jiite fa war ñoo gën a mën a def li nga xam ne moo di manifestation de soutien surtout que kii nga xam ne moom kër gi di Bougane Gueye dafa bokk si kuréel gi nga xam ne dafa ëmb lépp li nga xam ne mooy patron et éditeur de presse ñu koy wax CDEPS Mamadou Ibra Kane jiite ko te moom itam tànkam fréquent fii si kër gi par rapport ak li nga xam ne moo di yenn jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund donc nag loolu yëpp bu ñu ko boolee dëxañ ko ak ñii nga xam ne ñoo di taskatu xibaar nekk véritablement au milieu et à la base justement de la pyramide ñoom ñëpp war nañu mën a taxaw parce que xeex bi ñoo ko bokk ay travailleurs ñoo fi nekk ay taskatu xibaar ñoo fi nekk amaana suba nit dina jóge feneen ñëw fi amaana suba nit dina jóge fi dem beneen kër taskatu xibaar muy wane rek la presse est une même famille et que lépp mooy yëg-yëg bi ngeen di wax seen njëlbeen donc ñoo bokk lépp incha allah. Est-ce que vous prévoyez des manifestations de soutien au groupe des médias prochainement? Des manifestations de soutien Ouais, ok alors manifestation de soutien ñun ñi dëkk nekk ci kër gi di fi liggéey àla kuli ali defe naa ni lii dal groupe bi defe naa ni lañ ca mën ci xeex lañ ca mën ci wax lañ ca mën ci lépp luñ ci mën daal defe naa ni ñu ngi koy wane te mosuñu see lajj donc loolu moom dafa nekk une vérité pure et absolue donc lañ see xaar kañ mooy ñay nekk ci biti mooy askan wi lay nekk ci biti mooy association yi la nekk ci biti mooy ñi nga xam ne am nañu nambal tànk ba ci biir ñi nga xam ne ñi ngi APR ba ci biir gouvernement ba ci biir assemblée nationale ba ci biir direction générale ba ci biir présidence de conseil d'administration yi def naa ñoom ñu ci bari aujourd'hui mbir mi naqari na leen xëy na nag place ba ñuy toog ak fa ñuy féete du leen permettre ñu mën ko manifester publiquement waaye jàpp naa ne loolu kese nga yëg ko rek te ñoom ñu lay woo ñoom seen wàllu bopp ñu lay woo di la ko wax di manifester seen soutien damay jàpp ni effectivement aujourd'hui le président Macky Sall est au courant je dis bien du début et à la fin de ce dossier moom moo ko war a àkki moom en tant que père de famille en tant que véritablement kii nga xam ne moom la ñu jël na ko yow la ñu dénk lépp def naa ne mu def si lim si war te lim si war nag mooy renforcement des acquis démocratiques presque daf see joué lii nga xam ne moo di nu ñu koy waxee ne màggaayu démocratie Sénégal presque bi da see joué lii nga xam ne moo di liberté individuelle et collective yi liberté presque bi da see joué lii nga xam ne moo di démocratie participative et électorale presque da see joué on l'a vu en 2000 on l'a vu en 2012 donc presse waruñu ko néewal doole dañ ko war gën a dooleel te defe naa ne moom si wàllu boppam il doit encore une fois jouer le rôle éminent de père de famille ba nga xam ne lii moo si génne des médias par rapport ak une prise de hauteur parce qu'en réalité c'est un rapport de gentleman agreement entre des gentlemen noonu la war a mën a doxee